tur bi Libaas Diagne la Libaas Diagne la fii ñu nekk nii moom la ñuy wax jàllub digg nag ay tool la woon foo xam ne mi ngi bokk ci biir Malika ci biir commune Malika donc mu nekk foo xam ni tool yoo xam ni daanaka boo xoolee espace la boo xam ni dañ ay dëkkuwaay ay terrain la yoo xam ni dañ ko jëndoon bi ñu ko jëndee ñu commencé woon liggéey ndax Malika statut bi mu amee moo waraloon këyit daawuñu am benn autorisation pour tabax ndax statut bi mu amee ki ko sanc Seydina Limaamu la alayhi salaatu wasalaam moo ko sanc bi mu ko sancee li xew si yeneen dëkk yi nga xam ne moom la sanc rek moom moo fi amoon ñu commencé woon liggéey bi ñu commencé liggéey ñu bëri si ñun am ay jafe-jafe li ñu fi xayma nag si li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fi am si li ñu jot a amagum àgg na 2000 parcelles ci 2000 parcelles yooyu aussi am na lu tolloog 99 parcelles yoo xam ni tabax nañ leen li ko dale si clôture wala fondation ba R+2 li fi ëpp R+2 la si liñ fi jot a recensé si bâtiment léegi nag bi ñu commencé liggéey nag si la am ay samba booy yoo xam ni si li ñu mujj xam am na ñu nu lëkkalool ñoo xam ni ñi ngi si biir administration bi parce que loolu mën a jàpp di ànd ak aussi Descos di toj yëfi jàmbur toj nañ fi kër yu bari si biir kër yooyu biñ tojee ba pare léeg-léeg ñu am ñun fi àndal même waa Descos ne am na ñoo xam ni koo xam ni par exemple ñëw na fi semaine bii passé rek nekk ab promoteur boo xam ni mooy promoteur u comment dire du Ecobat Kamak am na aussi Sablux mais kin fi jot a mujj jàpp sonalkat bii passé Sablux kii waa kii la waa Kamak la bi ñu ne suba la Korité ñoom heure yooyu noonu la ñuy def bu événement amee bu nit ñi demee ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee aussi borom tool yi attaqué nañ leen ba sonal leen parce que dafa ànd ak benn tubaab ba tubaab bi sax dafa mujj xëm ndax xam naa ne xamul loolu bi ñu jàppee waa ji coow li am borom tool yi nga xam ni ñoom ñoo ñu jaay ñoom ñoo jàpp nit ñi bari loolu mu indi coow lu xaw a doy waar ñu yóbbu waa ji ku ñuy wax El Hadj Diop boobu nga xam ni moom promoteur la bu doon bëgg a jaayaat ab tubaab ñu jàpp ko yóbbu ko gendarmerie bu ñàgg biñ ko yóbboo si gendarmerie ba Sabourou Ndiaye si boppam moo oote pour ñu libérer ko te normalement ñoom li ñu waroon taxawee mooy jël kooku lijjanti ko xool kayit ya mu yor ak lu ko fi andi ak fu mu jaar ba mais coup de fil ñu bàyyi ko donc loolu aussi dafa parce que te fi ñu defee loolu moom Sabourou Ndiaye ak ay nitam fa lan même au même moment wala avant sax ñu def loolu toj nañ fi ay yëfi jàmbur si foo xam ni li ñuy wax yu si bëri teguwul si lu dara loo xam ni ñun dal na suñu xel te leer na donc si loolu nag lañ ñëwoon nañu continuer parce que li ñu waroon def yu si bëri def nañ ko liñ ñu doon demander diggante sous préfecture gouvernance ak yooyu ba jot nañ fi gis gouverneur ñu doon xaarloo situation bi nga xam ni moo lëmbee réew mi mooy pandémie bi fi am mbas mi ñu ñaan yàlla ñun ñëpp ñu mucc si moo waral ñu bëri si ñun ñu ni woon nañ toog bañ a def loo xam ni day jalgati yoon ndax am na loo xam ni président tënk na ko pour nit ñi mën a mucc si mbas bi donc bi loolu amee it ñun ñu tënku si loolu en tant que des citoyens aussi ñaan yàlla mucc ak suñu mbokki citoyens yëpp ñëpp mucc moo waral ñu ne nañ xaarandi mais ñoom teewul ñoom léeg-léeg ñu jaar si non seulement suñuy dossier dañ ñu xaarloo woon ba pare libéré ñi nga xam ne ñooy ay promoteurs souvent ñu fiy ñëw di bëgg a def yi ñuy def te état dafa am loo xam ni mooy rôle am ñi liggéeyee aussi si état dafa am loo xam ni mooy seen rôle bañ coow am ak bañ aussi citoyen di jaxasoo seen biir si loo xam ni ay fitna lay indi ñoom taxawaay boobu la ñu war a taxawee mais su fekkente ni dañuy def loo xam ni day yee fitna di téye kii pour muy gaañ kii wala pour muy gàllankoor kii si ñoo xam ni da nga leen bokk jaboote loolu ñun mënuñu continuer di ko accepter mënuñu continuer di accepter loolu moo waral ñu ne nañu continuer waat xeex à notre manière puisque li ñuy laaj ci wàllu këyit lu si bëri dugal nañ ñu xaarloo ñu donc suñ ñu xaarloowee kon keneen warul ñëwaat fii di wax ni nangam wala daf fi am kum si bëgg a jaay parce que mel na ni tubaab bi ñoom dañ bëggoon débarrassé wu si mbir mi parce que xam nañ ni fii duñ fi am dara ñu jaar si suuf bëgg a jaay ab tubaab
xëy na dañ jàpp ne dinañ am complexe tubaab wala je sais pas xaw ma li leen lié mais en tout cas keroog tubaab bi ñu àndal moom bi ko fi gars yi tëbalee ak ay jaas yi te loolu mën a ñàkk ñun après lañ ñu informé bi ñu ñëwee fekk nañ ñu yóbbu leen gendarmerie après lañ laajte ñu ne ñu Saaburi si boppam moo wax commandant bu ñàgg na libéré waa ji mu bàyyi ko donc loolu aussi situation bu doy waar la parce que demoon nañ toog ak gouverneur ba waxanteeg moom li ñuy wax ak moom donc suñu wëlbatikoo gis ay promoteur di continuer di fi ñëwaat di àndat ay nit mu mel ni liñ daggoon fii dañ fi bëgg a débarrasser wu coûte que coûte jaar ko ci ay tubaab ak yooyu loolu ñun vraiment duñ ko mën a continuer accepter si biir loolu aussi commune Malika nga xam ni moo yilif li fii au niveau de commune Malika si nga xam ni moo yilif fii liñ ñu mënoon dimbalee lu si bëri ñi ngi koy def ñi ngi leen di xaar aussi si ñu gën a sóobu si mbir mi gën ñu taxaw gën ñu jàppale sous préfecture aussi jotoon nañ fa dem am na lu ñu waxoon ak moom mais ñoom ñi ngi si liggéeyu mbas mi mais liggéeyu mbas mi aussi warul nekk benn excuse boo xam ne dañ ciy profiter rien que pour geler tout ce qui est activité parce que nit ñi nag mbas mi waru leen tere dund waru leen tere aussi dox si yenn soxla yi donte génnuñu commune bi génnuñu zone confinement dëgg la am na mais ñun fi ñu nekk nii transgressé wuñ benn règle li ñu mën si respecter règle yi ñu teg docteur nga xam ni waa kër docteur teg nañ ko ak état bi ñi ngi tënku ci loolu mais tamit administration aussi dañu war a fexe ba continuer jàppale nu si li nga xam ni moom lañ fi jot a dugal ci ay dossiers mu mën a avancer rapidement parce que bâtiment yi fi jot a nekk yu si bëri ñi ngi commencé di commencé di faire yaa ngi yàqu ak yu demee noonu te seen i borom ñi ngi toog di xaar di muñ ànd ak seen ngor kon nit ku bu fekkente ni day muñ ànd ak ngorom. yow mi nga xam ni yaa ko jiite te su lu bëri si loo xam ni dafay aajo si dundam nekk ci say loxo war nga mën a am yërmande ak yéwén boo war a mën a quelle que soit nag la situation. état bi mooy ñu jàppale nu gaawal suñuy dossier taxawuñu si vraiment pour le plus rapidement possible ñu taxaw parce que plus de 2000 familles ñi ngi toog di xaar plus de 2000 familles ñu si bëri jënd nañ seeni terrain depuis 2012 ñenn 2014 2016. 2018 et cetera di xaar ñenn ñi commencé woon nañ liggéey lu yàgg te ay ñu si bëri ay locataire lañ dossier yi ñu dugal lañ bëggul luñ si mën na jàppale li diggante gouverneur sous préfecture ak direction de l'urbanisme ak impôt et domaine luñ si mën a jàppale pour ba si présidence parce que am na ci loo xam ni si président rek la mën a jóge donc luñ lu mën a jàppale si suñu dossier yi nga xam ni jot nañ leen dugal ñu mën ko gaaw traité ndax nit ñi mën a dellu continuer liggéey seen liggéey ñi nga xam ni dañ fi jotoon dëkk gën a andi une partie de leur famille parce que am na ñoo xam ne seen i famille jëlee nañ leen fi loolu daal vraiment la ñuy ñaan parce que ñoom li ñu waxoon lu si bëri def nañ ko ba dugal ko ñu xaarloo ni donc xaar bi def vraiment mi ngi bëgg a yàgg parce que bañ coow ak bañ ay indi ay jafe-jafe juyoo moo waral ñu ni woon comme que situation bi demee na ni mbas mi am na nañ patienté parce que ñoom ñoo ñu ko ñaanoon liñ ñu ñaanoon nag ñi ngi si boobu ba léegi ñoom it liñ leen ñaanoon na ñu si jàppale puisque waxante woon nañ ko si mel ni gouverneur par exemple ñi ngi koy interpellé si li nga xam ne moo aajo si moom si dossier bi sous préfet li aajo si moom it ñi ngi ko ci interpellé mu gën a vraiment accélérer mbir mi présidence aussi parce que gouverneur waxoon na ne affaire bi daanaka mi ngi dem na présidence loolu ñoom it vraiment président ñi ngi koy ñaan bu nu mënee gestu mu xam ni ñu nit si biir dëkk bi si biir njabootam si biir askanam la ñu bokk alors donc nañu si jàppale vraiment ba li nga xam ni moom la ñuy dund fii jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund doon xaar fu nu amee dëkkuwaay ñu commencé woon ñu arrêté nu vraiment nañu si jàppale loolu daal la ñu doon interpeller les autorités incha allah ñu taxawuñu si accélérer suñu dossier incha allah waa collectif Diallo Ba ñu ngi leen di remercier di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam incha allah. waa Sénégal ñun la collectif Gaal gu Toj ak Maymouna Ba Diallo Ba Digg ak Xiis ga ak Mbatalien ak Grand Malika waaw juste dañu ñëwaatoon pour xamal réewu Sénégal ak état bu Sénégal notamment président de la République. lépp li nga xamante ne waxante woon nañu ak autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite Sénégal ci wàllu suuf ñun ñu ngi ci parce que umpale woo leen ne at yi passé weer yi passé gars yi dañ fi ñëwoon démolir suñuy kër waaw ñu doon ay victimes yu baree bari ñu toll ci ay 3000 et quelques personnes yoo xamante ne ñu ngi fi Diallo Ba ñu ngi ci 2000 et quelques fii ñu ngi ci 145 personnes
voilà 1145 personnes mooy collectif bi nga xamante ne moom mooy rond-point gaal gu toj suñu problème nag mooy que dañ fi ñëwoon waa Descos dañ fi ñëwoon toj suñuy kër démolir ko joxuñu ñu benn sommation joxuñu ñu benn këyit parce que bi ñu koy toj ñoom li ñu gëmloo sénégalais mooy que dañu ñëw Sabourou Ndiaye dafa toog ci télé bi mu ne prolongement VDN bi tojul prolongement VDN dafa ñëw dugg si biir site yi toj suñuy terrain yu ñu jaayan fii ci tool yi comprendre nga ñun nag li ñu waroon def nañ ko bi ñu tojee suñuy terrain dem nañ constaté bi ñu koy toj ñu ngi ànd ak benn société bu ñuy wax Kamak pour ñun sax Kamak après jël nañ suñuy def suñuy plainte def lépp gis ñu kenn ku dëggal boppam ba bërki démb ci biir koor gi benn gaayan bu ñuy wax certain El Hadj Diop Moustapha Diop bi ñu nee suba la Korité dafay njëkk a ñëw jeudi indi fi ay këyit benn baay mu ne moom mooy Kamak ñu jàppante fi ak moom mu dem samedi bi mu envoyé waat fi beneen gaayan bu ànd ak benn tubaab jàppante nañ feek borom tool yi dem na ba mu naan borom tool yi moom moo leen fi abal borom tool yoo xamante ne ñu fi doon béy seeni maam depuis 1914 jamono bi ñu wuy see Seydina Limaamu am na loo xamante ne nag autorités yi gouverneur dem nañ ci moom recevoir nañu wax nañu li ñuy wax sous préfet dem nañ ci ñoom recevoir nañu wax nañu li ñuy wax li ñuy xamal nag gars yi état bu Sénégal nañu jël seeni responsabilité notamment président de la république li am yëgoo ko gars yi ñu ngi ci seen biir bureau yi jàpp suuf si di ko saax-saaxee lu jëlee rond-point Tivaouane Peulh bi jàpp ko jëm Malika ñu ngi def lu leen neex di fi def ay baay te ñu koy def ay nit lañu comme ñun ay citoyen lañ sénégalais ñun ay citoyen sénégalais lañ gënuñu ñu bëgg suñuy suuf suñuy moomeel yi maam la ñun ñoo moom suñuy tool ñoo fi daan béy duñu nangu kenn di ko ñëw di ko caxat-caxatee nangu nañu bu fekkente ne état dafa am projet état bëgg fee def dara ñun nangu nañ ko cédé suñu suuf mu liggéey mu dédommagé ñu comme ni mu doon amee mais état amul benn projet ay jógal ma toog du fi am ñun nag dañ ne woon dañuy toog dootuñu def dara parce que dañoo nekk ci Covid gars yi nag tooguñu barki démb CV bu kii bi Tivaouane Peulh bu kii ñàgg moom moo intervenir fii tubaab bi ak waa ji certains mbay laa dem nañ ba génne fi fetel di xuuxal paay ñun ñoo mujj ñëw li ñuy xamal gars yi nag bés bu fi nit ñëwatee di fi génnee ay fetel dina xam ne dina fekk ay góor ne moom parce que gënuñu ñu mënuñu ñu ëpp ñu fit li fi am mooy dañuy dox ci yoon liñ ñu waroon liñ ñu defloo woon def nañ ko nenoon nañ ñu dem leen ngeen jaar ci procédure restauration def nañ ko plan yi ñu laajoon defar nañ ko nañ ñu teg ci ay yoon ñu def ko mënuñu ko luñ ci bañuñu ko ci suuf si moomuñu ko suñu suuf la ñoo ko moom suñuy maam ñoo ko doon bay jaay ko ay nit ñun ñu jënd si ñun ñu bokk si ñoom ñu jënd si léegi nag duñ seetaan ay nit di jël suñu suuf di ko kii ñu koy def xam nañ leen état bi xam na leen Descos day def lu ko neex nangu nañu Descos dafa war a nekk pour ñun ñooy état bu ñu naan état ñun ñooy état Descos bu ñëwee war a démolir suñuy njër day fekk ñu xëccoog ñun ñu dem tribunal génnee ordonnance ne ñun nekk ñu si dëgg mais demuñu tribunal joxewul dëgg Descos dugg fii ak benn escadron bu gendarmerie bu 100 gendarme di toj suñuy kër ñu respecté leen parce que dañ ne force reste à la loi force buy reste à la loi day fekk loi ne ci dëgg comme nag léegi bëggatuñu nekk ci dëgg ñun dinañ taxaw jàkkaarloog ñoom su fekkente ne defuñu lu ñu war a def jox ñu suñuy këyit delloonu suñu moomeel on est 3000 et quelques jeunes ñu ngi fi ak ay familles yoo xamante ne pare nañ pour jàkkaarloog ñoom président de la république ñu ngi lay wax na nga jël say responsabilité gars yi li ñu lay wax ak li am bokkul ñu ngi ci àll bi di def lu leen neex voilà loolu laa amoon ci lu ma wax yeneen gars yi ñu ngi fi ñëpp am nañ ci lu ñuy wax président Jara mu ngi fi loolu laa amoon lu may wax jël nañ suñu responsable le président jël ay responsable allahumma salli ala sayyidina wa sallim. man la président Jara maay président collectif cité Abdoulaye Thiaw Laye gaal gu toj waaw damay wax comme lu Ablaye wax rek revenir encore ci affaire yi parce que mënuñoo comprendre que ñu discuter ak ay autorités le gouverneur de la région ñu toog ak moom andil ko papier yu leer nañ andi ko kayit yu leer ñu ne ko suuf si ñun ñoo ko moom depuis 140 ans gars yaa ngi fi di béy ñu dem à un certain moment ils ont cédé leur terrain ni ñu ñëw dëkk fi tabax seen i kër waa Descos dugg fi ak waa SCI Kamak toj suñuy kër ñu delluwaat gouverneur ñu léegi bu leen def benn action restez chez vous on va régler la situation administrativement ñu nekk ci loolu di ci dox ñu xëy suba teel gisaat encore les mêmes individus di fi duggaat ak ay promoteurs di jaayaat suñuy suuf le maire de Malika jot nañoo waxtaan ak moom il a déjà restructuré zone bi yëpp jël na suuf si yëpp def ce qu'il faut pour delluwaat ñu suñuy bien ce qu'on ne comprend pas mooy ay nit ñoo xam ne xamuñ fu ñu jógee xamuñ kan moo leen jox suuf si xëy suba teel bàyyi à l'insu des gens di fi dugal ay ñeneen di jaayaat encore les terrains là vraiment daal ce qu'on voudrait dire encore aux autorités que ñu nañ jël seen i matuwaay pour que lii pareille chose ne se répète plus parce que la Descos ñun on pense que Descos dafi nekkoon pour la population pour nous protéger mais nous on a constaté que le Descos moo nekk ci ginnaaw promoteurs yi di leen protéger
di ñuy dugg si biir kër yi di toj les bâtiments pour joxaat ko ñeneen promoteur pour ñooñu ñëw construire déguerpir ñun loolu on va pas on ne va jamais respecter duñ ko mus a nangu loolu duñ ko mus a def Massamba jóg Mademba toog loolu duñ ko mus a defal kenn te léegi nag on appelle encore le préfet du département ñu ngi encore rappeler le gouverneur de la région ñu ngi oowaat encore le président de la république moom moo fi waxoon une famille un toit ñun ñu ngi góorgóorlu ay góorgóorlu fa nekk fexe nañ ba góorgóorlu am suñuy suuf boobu ñu fi buggee dëkk gars yi ñëwaat encore di toj le maire de Malika mu ngi def lu ñuy def ñu ngi koy remercier ñu ngi remercier taxawaayam gis nañ ko ci derrière le collectif pour jàppale ñu mën a jotaat suñuy suuf collectif bi nag on est plus de 2500 personnes 2500 pères de famille yoo xam ne ñoo fi am seen i suuf am fi seen i dëkkuwaay bugg fi dëkk nag gouverneur mooy téye suñu loxo moo ñu téye donc vraiment on demande encore aux autorités d'intervenir pour que au moins ñu jox ñu suñuy suuf delloo ñu suñuy suuf ñu mën ci dëkk ak suñuy njaboot ci jàmm ak ci salaam. ñu ngi remercier ñëpp di remercier maire di ko wax lu mu nu gënoon jàppale na ko dooliwaat gouverneur nga xam ni moo yilif fii lu mu nu mënoon gën a jàppale moom it na ko delluwaat na ko dolliwaat sous préfet aussi nga xam ni vraiment boobu ba léegi bi mu ñu commencé recevoir lu mu mënoon moom mi ngi koy def mais nag ñi ngi koy gën a vraiment demandé waat sollicité waat pour que mu gën ñu jàppale ngir dossiers yi nga xam ni moom lañ déposé foofu mu gaaw ci def traitement bi mu ci war a def su ko defee ñun ñu mën a delluwaat suñuy kër incha allah rabbana jërëjëf ñi ngi leen di remercier